benn waxtu jot sënkam mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës bokk na ci benn ayu bés gannaaw nag ba ñu tàmbalee setal mbedd yi ngir rafetal xar kanamu Ndakaaru commune Biscuiterie yi di wëyal liggéey mi ñu xëyee tey bale marché ngelaw ci njiitalu seenub maire Djibril Wade ay kàddoom daañu ko teewlu ci biir jotaayu njolloor si. leneen lu ñuy fas yéene teewlu ci jotaay bi di nag li soxal doxalinu Idrissa Seck ci biir languk politique bi pat pataaral mi njiital parti réew mi newee jamono ji teewul nag ay mbiram ñu koy waxtaanee mbir mi de nag daal di soxal Cheikh Sadibou Fall bu Dakar Actu ak gëstu ba mu ca amal mooy doon ganuk li di article de la semaine mu fas yéene ci ànd ak El Hadj Malick Cissé laaj ak tontu fas yéene dox ci seen diggante nañu koy amalee ayu bés gu jot ponk gu mujj gi Cheikh Sall lañ ci àndal mu jàngatal ñu li yéenekaay yi xëy fasal tey ji yemoo ko gaawoo fukki fan ak benn ci weeru janvier atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. ca commune bu Biscuiterie yi la ñuy dooree jotaay gi gannaaw ba ñu leen nuyoo ak setal ga ñu xëyee tey jii ci suba daal di bale marché ngelaw di ni mel nag xew ayu bés gannaaw nag ba président de la république Macky Sall tàmbale nag setal bi ci réewuk Sénégal lépp nag ñu gën a rafetal xar kanamuk réewuk Sénégal setal mbedd yi ca commune bu Biscuiterie yi maire ba di Djibril Wade moom nag moo jiite bile liggéey dañu koy teewlu ci micro Abdourahmane Lichiar. sunu dund la ñu bëgg defar bëgg suñu bopp wala defar suñu bopp xam nga image yi boo ko wanee bu ko nit xoolee rek xam ne lii baaxul te lu baaxul nit xel mun na ko nangu nit xam na ko lii nag mënuñu dëkk ak moom nekk ak moom bu ko président def waxul woon sax ñun lañ ko waroon def parce que li fi génn rek te président fekkee ko xamu ko ministre bi fekkee ko dugg fi xamu ko ñun ñi fi dëkk xam ko ñun waroon nañ ko def bu yàgg-yàgg président commencé na ñun autorités yi nga xam ne ñoo nekk ay autorités intermédiaires dañuy jël après ñeneen ñi di jël ASC jël ñeneen jël après nag mu continuer faw ba law ñu doog a nag bàyyi nag nit ñi nag approprié ko loolu mooy sago si bu fa nekk ku nekk la nga doon sànni fexe nañu ba dootoo ko sànneeti rek dëkk bi naat na baax na waa oto yi stationné aux alentours ñu ne leen war a organiser ba nga xam ne ni ñu war a stationné ñu kii mais tey dañu woon bés bi yëpp dañuy tëj marché bi fermé ko circulation bi ñu arrêté ko mais oto yi yëpp boo ko xoolee yëpp ay oto mbay la te xool liñ jël rek te pareeguñu moo lay won ne tey war nañu organiser waat suñu commune organiser waat suñu bopp loolu rek la lii nag pendant 10 ans kenn balewul marché kenn defalul marché xam nga loolu baaxul tey benn bés bi ak ñaari bés ñetti bés yi dina metti trop mais nag bu ñu paree ñu fexe ba lii dootul amati loolu moom moo ci am solo. ñu desandi ak dëkkin geek dëkkuwaay bi waxtaanee ñetteelu salon bi ñu jagleel wàllum dëkkuwaay yi ak lu jëm ci wàllum tabax fii ci réewuk Sénégal kon ubbi nañ ko démb ca centre international Abdou Diouf bu Diamniadio ci nag boobule salon ñu nemmeeku ca teewaayu ay promoteur immobilier waaye itam ki nga xam ne moo fa teewaloon njiitu réew mi di président de la république Macky Sall moo di Mohamed Boun Abdallah Dionne moom nag mooy secrétaire général bu présidence nekkoon fi Elimane Diowrine mu doon ab porox ndoolu ci Mohamed Boun Abdallah Dionne mu dellu si waat ci téeméeri junni logement yi nga xam ne nguurug Sénégal ñu ngi koy amal ngir daal di dimbale ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ngir ñu mën a am dëkkuwaay gu bakkene ci bi leen ndaje teewoon na fa itam Alioune Guèye. jëwriñ gi yor wàllum dëkkuwaay ak lépp luy cetal dëkk ànd ak secrétaire général bu présidence ak yenn ci ay promoteur di visiter stand yi. sénégalais bu nekk am dëkkuwaayam nekk lu soxal loolu nguuru Sénégal waaye yëf yi du yomb. entre 2014 et 2018 en moyenne. diggante 2018 ak 2014 lu mu néew lu tolloog junniy unité de logement samp nañ ko at mu jot fii ci réewum Sénégal mu doon lu néew dëgg la naam waaye moo ëpp lool boo xoolee li nga xam ne mooy production bi ko jiitu nga xam ne lu mu néew 10 000 logements la ñu taxawaloon ci mboolem acteurs yi yëpp moo xam mooy promoteur immobilier public yi ak privé bi
coopérative d'habitat yi ak yu ni mel. di ngeen dëppook man xalaat ne ci wàllu woowu nag yées gu ñu am ci wàllum logement nga xam ne buñ ko xaymaa toll na ci ñetti téeméeri junni ak ñaar fukk te loolu door lu ko dalee atum 2013 ba léegi. Surtout s'il se creuse à concurrence de 12 000 unités chaque année. dëkk yi nga xamante ni dañ leen a invité di rafetlu li Sénégal def jëm ci dëkkuwaay. Deux raisons fondamentales pour qu'on vienne ici. ñaari mbir ñoo sabab suñu dikk gi fii bi ci jiitu moo di taarix lu ko dalee atum 1951 dooroon nañu def ay mission ci Ndakaaru ak ci Sénégal. Dakar et dans le Sénégal. On a vu tout à l'heure SICAP 1951. ñaareelu sabab gi moo di la ñu jublu ci Diamniadio mi futur bi ñëpp dëppoo nañu xalaat ne mooy dëkk bi nga xam ne moom la ñu war a jublu ëllëg te loolee dafa door jamono ji. Vision de la ville de demain qui commence à Diamniadio et au Lac-Rose et c'est au Sénégal. La participation aussi du Maroc à cette 3e édition du salon ñëw international Maroc ci ñetteeli salon bu jëm ci wàllu dëkkuwaay dafa nekk loo xamante ni dafa ñëw ci waxtoom ndax lii di dëkkuwaay nekk na loo xamante ni ak yelleefu doomu aadama la. l'un des droits fondamentaux de tout citoyen. ba tax na dëkkuwaay dafay jëmale réew kanam. L'émergence, c'est deux signes distinctifs. C'est yokkute du l'industrialisation émergence ñaari mbir ñoo koy et firndeel l'urbanisation. muy C'est les deux sampay industrie waaye tamit urbaniser bu baax a baax dëkk maanaam nit ñi am fu ñu dëkk dëkk boo dem mu nekk dëkk bu émergent am na ay usines des produits du ñu exporter ay produits de base waaye produits manufacturés la ñuy exporter muy industrialisation yu mag yi wala yu ndaw yi ak bu mu si mën di doon muy gunge dëkk boo xam ne moom la ñuy wax dëkk bu et de l'autre émergent côté te si geneen wàll dans gi un pays mënu am industrialisé, dëkk dans boo un xam ne pays mën nañoo émergent, koy tuddee dëkk vous bu voyez développé que y a pas de am bidonville, ay dëkkuwaay yoo vous xamante voyez ni bii un pays dëppoowut ak moom. développé et avoir un cadre de vie sous-développé. ñetteelu édition bile daal di dajale ay investisseurs yu nekk fii ak feneen lii nga xamante ni waxtaane dëkkuwaay moo ko tax a jóg nekk lu soxal loolu ñii nga xamante ni tabax moo leen tax a jóg. Alioune Gueye leneen lu ñu mën a jàpp ci jotaayu njolloor si di nag kuréel gi nga xam ne moom la ñu denk lépp lu jëm ci wàllum liggéey bi ñeel dialogue national kon nag liggéey bi daañu amal seenu ndaje gu njëkk ci talaata fukki fan ak ñeent ci weeru ko janvier atum 2020 bi leen ndaje nag ñu jàpp ko bu fukki waxtu jotee ca salle conférence bu ministère bi ñu denk wàllum affaires étrangères ak sénégalais de l'extérieur ci njiitalu nag Famara Ibrahima Sagna moom mi nga xam ne moom la ñu denk liggéey bi ñeel dialogue national. leneen lu ñuy waxtaanee ci jotaayu njolloor si di nag collectif ñoo lànk ñoo bañ ak seenu manifester gañu gontoo démb ci aljuma ji ñeel nag fësal seenu ñàkk ànd ak yokkute ci njëgu courant gi naam ne sax président Macky Sall ca ba muy yëkkati ay kaddu ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2019 xamle woon nag jamono ji wàññi li nga xam ne moo di njëgu courant bi jotul ñu ko waxtaanee ko waaye nag ñoom collectif bi ñoom nee nañu duñu teggi seen tànk duñu deltu gannaaw ci seenu manifester la ko sabab nag moo di lu waral ñuy manifester ba ndëgëni si moo di nag xeexal seeni ay doom waaye tam ñi nga xam ne ñoo fas yéene doon ay ñi jëfandikoo wàllum courant gi ëllëg fii ci réew ka Sénégal ñeen nag ñu teewoon ci bile manifester seeni ay kàddu dañu koy teewlu ci micro Cheikh Hassana Fall. xeex bii ñuy xeex dama bëgg Sénégalais yëpp xam ni ñu génne seen xel ni xeex la boo xamante ni ñoom duñu fekkee njëriñ wa xeex bi dañ koy xeex pour suñu doom yi maanaam génération future bi alors de ce fait xeex boobu dara waruñu ci décourager. mais ñun li ñu ci yemb mooy danañu fexe ba askan bi continuer di mobiliser wu danañu fexe ba askan bi wax ba mu dégg xam ne d'accord ñu ci te loolu mooy suñu liggéey ci loolu la ñu nekk te nañ ko def di ko continuer. marche moom tant que mi ngi def li ñuy def ñuy xeex li ñu war a xeex ba keroog ñuy jot suñu ay droit tant que mi ngi ci rek ñi ngi ci kawam parce que ñun dañoo jóg pour suñu njaboot jóg pour suñu sénégalais yi parce que dama foog ni tey jii sénégalais yi ñëpp ñoo waroon a génn lan moo tax ñoo waroon a génn man kese maay fay courant. mais président dafa xaw a xam ne moomuñu dañ ko fi teg ñun ñoo koy liggéeyloo du moom moo ñuy liggéeyloo. moom décision bu mu war a jël rek dafa ci war a laaj population bi ndax ñoo ko fa teg loolu la war a xam man dama bëgg Macky Sall xam ne ñun sénégalais yi ñoo ko fa teg que décision bépp bu mu war a jël dafa war a laaj suñu aval
dafa war a waxtaan ak ñun. ci jamono ji nga xam ne plateforme ñoo lànk ñoo bañ ñi ngi woon ci mbeddi Ndakaar yi di amalup manifester kon ñu ngi doon def xayma ci liggéey bi nga xam ne jot nañu ko amal ci projet ji jëm ci plan Sénégal émergent rawatina nag liggéey yi nga xam ne jot nañu ko amal ci at mi ndaje bi nag démb kon lañu ko ndar képp ñaari fan kon lañu daal di amal bile ndaje ñeel plan Sénégal émergent ak liggéey gañ ci jot a amal nattu ko ci at mi ana ban jeexital daal di am ci dundinu askanu ko Sénégal kañ ci teewlu di Omar Kane. bilan bu baax le plan d'action prioritaire 1 bu plan Sénégal émergent def ay jéego yoo xam ni ki jiite bureau opération et suivi bu plan Sénégal émergent rafetlu na ko bu baax a baax. grâce au PAP 1 sur la période 2014-2018. PAP 1 bi ci diggante 2014 ak 2018 dañ fa nekk lu ñu yittewoo ndaxte bu ñuy xayma koppar yi ci soxla dina toll ci juróom-ñeenti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi milliards suñu koppar. am nañu nag ay jéego yu bari yoo xam ne seqi nañ ko ndaxte dafay doon loo xam ne jubluwaay bu am solo la ndaxte amoon nañu ay jafe-jafe ci wàllum jotandi ci yooyu les koppar fukki at a ngi nii suñu ginnaaw. sinon nag diggante 2014 ak 2018 am na ak yokkute gu am solo goo xam ne am na ci ni nga xam ne noonu la PIB bi doxee maanaam yokk na ci téeméer boo jël juróom-benn yu toftal juróom-benn. wuuteeg juróom-benn ci téeméer boo jël yi nga xam ne nekkoon na ko diggante atum 2009 ak 2013. contre 3% entre 2009 et 2013. jéego yooyu nag bureau opération et suivi nar na ko gën a baral. on ne peut jamais se contenter de ces avancées je considère qu'il faut. duñu mën a yem rek ci jéego yi nga xam ne séq nañ ko ndaxte am na ay jéego yu bëree bëri yoo xam ne moo nekk suñu kanam faaw ñu gën a baral yooyu lay jéego nag xoolaat na nga xamante ni bii noonu la ñu mën a jubloo li nga xam ne noonu la président bëgg mooy li muy wax saa su nekk li ñuy wax fast track ngir gën a amal jëmm nag yokkuteem koom gi nga xamante ni moom la ñu dëgmal te yaakaar naa bu ñu doxee jéego yi ñu war a dox dëgg sax danañu egg ci émergence gi ñu bëgg balaa atum 2035. ou même avant le cap fixé de 2035 que le Sénégal soit émergent. bu fekkee ni ay projet ak ay réformes yu bëri amal nañ ko ci diggante atum 2014 ak 2018 ñàkkum koppar gi gàllankooral na projet yu bëri loolu nag mel na ni budget programme bi dina ko soppi. des fois il y a des ambitions qui sont fixées. dinañu am ay bëgg-bëgg yu bëri waaye am na ay jamono yoo xam ne dinañu am ay jafe-jafe. loolee nag jafe-jafe yooyu ñuy am ci wàllum koom ak koppar ak ay financement yoo xam ne moom la ñu soxla wërtatee ñu xool naka la ñu mën a doxalee suñu bëgg-bëgg yi te sax yooyu la jafe-jafe nekkul loo xamante ni bi dafay yàq mbooleem projet yi nga xam ne am nañ ko yëpp am na loo xam ne jamono ji ñu ngay dox di bijjeeku bu baax a baax tax ñu mën a jëmmal projet yi nga xam ne am nañu ko. pour que les projets là soient mieux financés et mieux tenus. ab plateforme numérique ñoom bureau opération et suivi dinañ ko taxawal ngir gën a mën a saytu projet yi nga xam ni plan Sénégal émergent am na ko. Omar Kane ñu wutali ca Ndiojon nekk ca fi nga xam ne moo di ca Louga ca Diourbel kon la féete loolee nag ñun li ñu fay waxtaanee di nag ab ndaw di ab élève boo xamante ne at mi ngi toll ci fukki at ak ñeent moom nag doon joteek ab moromam ba daal di koy faat loolee nag sabab ñu daal di amalu ko doxantu ci benn daara fii ci Ndakaaru ngir rek waxtaanee doxalin bi ci diggante ñi di ndongo yi ana lan mooy faral di indi fitna yi seenub diggante ana lan moo itam taxawaayu li nga xam ne moo di l'école bi wala itam wayjur yi ci li nga xam ne moo di yar mi ndax nag wayjur yi ak li di l'école yi ñoom fa ñu leen doon xaar dañu ko wàcc ñu doxantu ca école Sacré-Cœur ak Mamadou Bipa Sissoko. ñu ngi fii ci collège Sacré-Cœur heure bi nga xam ne élèves yu bari ñu ngi am pause ñenn ñu waxtaanal di leen doon laaj ci wàllum violence bu ñu nemmeeku ci école yi ak élève bu ñu rey ci Diourbel ñu koy ñaawlu bu baax waaye kenn ci ñoom jàpp ni lii moo waral yenn xeetu violence yi ci école yi. c'est la mauvaise influence quoi mauvaise influence bi la su nekkee danga am ay xel yu baaxul quoi ñoom ñoo lay influencer ba nga rek toogoo di soxor di bon quoi. waaye pour beneen élève bi nga xamante ne mi ngi nekk ci classe première violence dafa nekk lu nga xamante ne ci ni société la nekk te ñu war ko dindi complètement moom jàppul ni benn yoon élève bu am 14 ans mun na rey moromam te tey ko. Je dirais
vrai que déjà à l'âge de 14 ans. dëgg la ni suñu génération bi dañuy gaaw a màgg lool wante 14 ans mënoo ko am ba pare di rey sa morom ba pare nga tay ko pour man loolu mënul nekk. Aller jusqu'à tuer mon prochain. violence doon na li nga xamante ne lu nekk suñu société la te am na ay pexe yu bari yuñ fi nemmeeku ngir dindi ko élève bi jàpp ni dañoo war a privilégier lii di waxtaan. ñi nekk ci école yi jàngalekat yi en général ñi nekk ci école yi ñoo ñu war a xëcc ñoo ñu war a mettre en confiance fexe ba suñu amee lu ñuy jàngat walla dara lu ñu metti ñu mën a dem ci ñoom pour wax leen ko pour affaire bi bañ a jël bañ ñu ëpp doole daal. ki koy jàngal nag moom jàpp na ni cours éducation civique am na njëriñ bu baax te war nañ ko gën a yaatal ci classe yi. ci biir école yi waruñu xool jàng mi rek parce que jàng dafa war a ànd ak yar parce que ñun ñoo war a nekk prolongement wu lii xale yi am seen kër ñun ñoo ko war a mën a mëttali ci école bi. jéye bi nag mi ngi xewee ca Ndiodione ci région bu Diourbel foofu la ñaari élèves jàppante ba kenn ki rey moroomam seen at mi ngi tolloon ci 19 fu mu toll nii ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moo rey yoon teg na ko loxo. xibaar yi biti réew la ñuy yegg si ñeel ñaareelu pàcc jotaay gi ci réew Mali la ñu koy dooree ak manifeste yi nga xam ne ñu ngi ko fay amal askan wa ñoom la leen soxal mooy ñu jële fa ay militaire yi nga xam ne nag dañoo ñëwoon foofee nag ngir wattu seen kaaraange xeex lépp lu jëm ci wàllum terrorisme ci réew Mali jamono ji nag askan wa ñoom dañoo jàpp ne doyal nañu ci yooyu les militaire daal di lëkkaloo nag ak ay parti politique ak waa société civile ba daal di manifester démb ci aljuma ji yemoo ko fukki fan ci weeru janvier atum 2020 ñu ngi woon ca buntuk monument indépendance foofee ca capitale ba di Bamako. gannaaw Mali ñu wutali ca Iran ak l'armée ba jamono ji nag daal dinay nangu ne ñoom ñoo daaneel nag lii di roppalaan bi di Boeing ukrainien bi ñoom la ñu xam ne nag dañu ko def te nag du seenub teyeef ñoom l'armée bu Ukraine ñoom joxe bi la xibaar te nag ci gaaw gi fukki fan ak benn ci weeru janvier atum 2020 la ñu xam ne nag moo di bile roppalaan di Boeing 737 bu Ukraine International Airlines nag ñu fàttali ne mi ngi yeboon lu tollu ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benni doomi aadama ñëpp ñàkk seen bakken kon kenn muccul ci boobule roppalaan daal di daanu àllarba gi ñu weesu ca Iran ñu fàttali ne nag lii di roppalaan bi ngi daanu nag gannaaw ay bés yoo xamante ne nag dañu fa faatoon ki nga xam ne moo di général Souleymani Qassem Souleymani ñetti fan ci weeru ko janvier lañu ko faatoon te ñi ko faatoon nag di waa réewu ko États-Unis ñu mën a njort ne li ni mel nag di roppalaan bi daanu mi ngi bàyyeeko ci faat ba ñu faat général Qassem Souleymani Diaw. doxalinu Idrissa Seck ak pat pataaral ba mu nekkee jamono ji ci biir languk politique bi teewul nag askan wi wala bokk ji di woy politique bi di wax ba tey ci mbirum njiital parti réew mi di Idrissa Seck loolee nag soxal ki nga xam ne moo di Cheikh Sadibou Fall di liggéeyee ci Dakar Actu mu sekk waxtaan ak El Hadj Malick Cissé ci biir article de la semaine nañu koy amalee ayu bés gu jot dañu koy teewlu. pataaral bu Idrissa Seck jaaxal ñu bari silence bavard ci gis-gisu suñu naataango bi nekk ca Dakar Actu. c'est un constat boo xamante ni def nañ ko par rapport ak silence bi nga xamante ni kii di Idrissa Seck amal na ko depuis un certain temps bi mën naa ne sax depuis bi ñu jógee ci élection présidentielle yi ba léegi kenn déggu ko ci ay questions yu bëri yoo xamante ni c'est des questions brûlantes mu wax ci donc ñun dañuy jàpp ni war nañ mën a def peut-être benn analyse par rapport peut-être ak silence boobu noonu ak li ci sénégalais yi war a mën a xalaat. te am na lu bari lu soxal askanu Sénégal te déggum ci Idrissa Seck bokk na ci yokkute gu am ci wàllum courant bi Sen'Eau bu fi wuutu SDE ak dialogue national Cheikh Sadibou Fall ni lii du lenn lu dul stratégie.
xëy na day nekk choix am parce que comme ay politique lañ ñoom peut-être ñoom ñooy xam les moments politiques les instants vraiment propices yi nga xamante ni ñoom war nañ ci mën a prononcer wu. certainement kii di sénégalais lambda bi ku mel ni man Cheikh Fall dina peut-être toog ci coin mu ne pourquoi pas war na ci mën a wax parce que man dama jàpp ni instant bi question yi nga xamante ni moom mu ngi interpeller sénégalais yi ñëpp a ngi ciy wax muy li jëm ci wàllu électricité muy li jëm ci wàllu justice ak ni ñi peut-être ni ñenn ñi jàppee ni ñu ngi buntu xataal ñenn ñi di manipuler seen droit yi ak manifestation yi et cetera donc ñu ciy gis ay activistes di ci gis ay société civile et cetera mais pourquoi pas homme politique yi aussi à travers sa personne moom mu ñëw peut-être diriger leen en tant que leader et aussi en tant qu'expérimenté surtout parce que c'est quelqu'un de très expérimenté en matière de politique parce que bon jaaroon na fi xam nga nekkoon na ci ab la yàgg na ci politique xam na état nekkoon na fi premier ministre et cetera donc ku xam appareil d'état la ku xam li muy def la donc je dirais que c'est un silence qui n'est pas gratuit. ku wax feeñ mu nekk lu leer ku fi nekkoon premier ministre ci régime Wade agendaawam lay suivre te ñëpp xam na ni wuutu njiiti réew mi lu ko itteel. personnellement mën naa ni man Idrissa Seck war na mën a wax waaw parce que jàpp naa ni question yi nga xamante ni xëy na ñeneen ñi ñu ngi ciy wax Idrissa Seck xëy na bu toogee wax opinion bi askan wi dinañ ko déglu parce que am na peut-être gëdd boo xamante ni am na ko ci politique am na benn expérience ak carrière politique boo xamante ni def na ko bu ko mën a permettre mu am loolu nga xamante ni moom moo di attention wu public bi attention wu sénégalais yi donc pourquoi pas mu wax ci xëy na nag am na ay stratégie am na ay raison am loolu mënuma ko bañal parce que xaw ma ko aussi donc li nga xamante ni rek moom laa mën a jàpp mooy war na mën a peut-être wax ci yenn question yoo xamante ni tey ñor na ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sénégalais yi koy xaar. kàddu Idrissa Seck sénégalais yu bari ñu ngi koy xaar lu ko waral mooy pataaral bu mu nekkee bu yàgg ba tey. mu ne woon article de la semaine ñu doon ci ànd ak El Hadj Malick Cissé keneen ku ñu àndal Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéene kaay yi xëy fasal tey. daleen ak jàmm coow li juddu woon ci jalis bi ak kit de jalis bi nga xamante ni bii association bi ëmb ñuy dund ak jàngoro ji nga xam ne moo di insuffisance rénale yuuxu woon nañ ko ne scandale ñeenti milliards de see am ba tuddoon ci ay kilifa ci biir réew mi dafay mel ni nag ñi nga xam ne ñoo yor pharmacie nationale d'approvisionnement ñu ngi ci indi ay leeral ci biir yéene kaay yi le quotidien béral seen i kàddu ñu ngi naan nguurug Sénégal lu mu néew lu toll ak juróomi milliards def nañ ko ci googulee jalis ginnaaw bi nga xamante ni bii dem nañu ci jamono yi gratuite maanaam koppar yu bëree bëri yoo xam ne mënuñu koo neenal Sud Quotidien xëy kàddu yi Annette Seck Ndiaye mi nga xam ne moo jiite pharmacie nationale d'approvisionnement di leeral naan mënta nekk fi ci réewum Sénégal boobu lay jalis ñu koy defee junne ak juróom-ñetti téeméer comme ni nga xam ne noonu la ko association bi waxee waaye loolee dëppoot ak dëgg buñ sukkandikoo ci yéene gaay bi nga xam ne moo di Le Soleil pharmacie nationale d'approvisionnement mu ngay indi ay leeral ci accusation détournement yi nga xam ne wax nañ ne dafa am ci kit de dialyse yi PNA weddi yooyu la tuuma ba mu set wecci waaye tamit indi ci ay leeral ci yéene gaay bi nga xam ne moo di Le Soleil li ñu wën a indi ay leeral nag libération xëyee ko muy marché gré à gré boo xam ne ñu ngi say joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moo di Dame Diop bi nga xam ne ministre la naan marché la boo xamante ni bi nag toll na ci fanweer ak juróom benn milliards suñuy koppar fanweeri centre de formation professionnelle yoo xam ne war nañ koo samp naan ministre bi nag da koo bëggoon a jox ñi nga xamante ni bii ñoo di juróom-ñetti entreprise yoo xam ne ñoom lañ ko bëggoon a séddalee googalee pactole nga xam ne ARMP dafa mujjee sànni lépp sa àll ba enquête yéen kaay moom xëyee booru réewum Sénégal ak xayma gi nga xamante ni bii Fonds monétaire international amal na ko ci réewum Sénégal di FMI kuréel googu nag note bi nga xam ne jox na ko réewum Sénégal ci wàllum endettement maanaam bor yi nga xamante ni bii moom lay am nee na jóge na ci yées dem ci yamamaay maanaam am na tuuti yokkute goo xam ne daanaka jamono ji moom réewum Sénégal ni muy doxee moo ko réew yi fare ci yow mooy gépp ñoo yem ci wàllum endettement di bor yoo xamante ni bii nguur gi jàpp na ne nag mënta ñàkk faaw ñu amee ko yeneen yéenekaay yépp nag daanaka li fës seen xët wu njëkk moo di marche bi nga xam ne
collectif bi di ñoo lànk ñoo bañ amal nañ ko niki démb si ajuma ji La Tribune naan ñoo lànk fépp ñoo lànk partout la gis ginnaaw bi nga xamante ni bii gis na ne waa ñoo lànk wàcc nañ ci Mbour Kolda Diourbel Kaolack ak fi nga xam ne moo di Kaffrine la yéenekaay moom li mu gis moo di ñi nga xam ne ñoo di politiciens yi dañoo saboté bu baax a baax boobu leen mars tax source anaan opposition bi kay ñoo wan ginnaaw ñi nga xam ne ñoo di waa ñoo lànk teguñu seen tànk si yooyu les mars Vox Populi gis ne chef de opposition bi maanaam ñi nga xam ne ñoo di kuy yu mag yi si l'opposition bi ñoom si boppam ñoo ñàkkal fayda marsu ñoo lànk bi waaye waa Grand Place moom li mu gis moo di mag ñi ak jigéen ñi ñoom wuy si nañ bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di ñoo lànk taxaw sa kanamu ñaxtu gi nga xam ne ñu ngi koy ñaxtu ngir courant bi ñu wàññi ko fii si biir réew mi Sud Quotidien moom it gis na ne ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi it xëtal nañu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di waa ñoo lànk ñoom it génn nañu ngir ñu wàññi courant bi waaye tamit teggi loxo Guy Marius Sagna ak ay ñooñam ñi nga xam ne tegoon nañ leen loxo ndaxte dañ doon ñaxtu si googulee wàllum njàng meeg njàngale mi tamit nar naa tagga témbee talaata ak àllarba G7 ak G20 yëpp nag dañoo jublu ab grève boo xamante ni bii nar nañ ko amal ngir ñoom it seen ñaxtu yi nga xam ne moom la ñuy ñaxtu nguur gi jox ko fulla ak fayda waral njàng meeg njàngale mi nar a tagga témbee ci ayu bés yi ñu dëgmal fii ci réewum Sénégal niki tey ak ëllëg la ñuy amal ziare omarienne foofu ci diwaanu Louga waaye président de la république moom niki démb mu ngi fa woon di ziare ji ñi nga xam ne ñoo di njaboot ak El Hadj Omar Tall yi nga xam ne ñoo fare foofu ci diwaanu Louga Le Soleil yéene kay del siwaat si tànk nemmeeku yi nga xam ne président de la république amal na ko foofee nag ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fa di xital ñi nga xam ne ñoo di kilifay diine yi fii si biir réew mi ñu yëkkati seen kàddu bu baax a baax ba ngantal pexe ñi nga xam ne ñoo fi bëgg a dugal genre diine goo xam ne diine gu yees la wuuteeg loolu li nga xam ne moom la fi mag ñi jàngalee wax na ñoom képp rek ñoo mën a indi ak dal fii si biir réew mi Sénégal xalif ba nag jox buuñaa bu baax a baax ki nga xam ne moo di président de la république Thierno Mamadou Bachir Tall jagleel na ab résidence ki nga xam ne moo di président de la république foofee sa diwaan ba jeexal ak wàllum tàggat yaram stade yéeni kaay mi xëy naan Liverpool nag ginnaaw Sadio Mané ak noppalu gi nga xam ne noppali na ko ginnaaw bu mu jëlee li nga xam ne moo di ballon d'or africain tey jii nag ñu ngi koy xaar si ngoon gi diggante Liverpool ak Tottenham di samp laaj naan ndax Tottenham mi dina dakkal atum football bi nga xam ne Liverpool am na ko te kenn gañewu ko suñu lamb moom xëye kàddu yi ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue mi nga xam ne mu nga yëkkati kàddu si biir yéeni kaay bi naan combat Boy Niang 2 ak Balla Gaye 2 yitteelu ko combat Eumeu Sène ak Bombardier sax yitteelu ko mu naan benn combat yitteelu ko li ko yitteel dëgg nag moom Gaston Mbengue mu ngi si biir yéeni kaay bi nga xam ne moo di suñu lamb di xibaar naan ki nga xam ne moo di Modou Lo nag jamono ji ngi mu nga fa nga xam ne moo di INSEP sa diwaanu Paris ngir tàggat yaramam ngir gën a taxaw waajal combat yi nga xam ne moo nekk si kanamam naan ki nga xam ne moo di Gouye Gui nag moom jàpp na ne ab combat ak Eumeu Sène jamono ji am na ab promoteur boo xam ne mu ngi koy dox jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yendu ak jàmm. jaajëfal bu baax Cheikh Sall mbokk yi rafetlu seen ànd ak suñuy programme ci ITV jotaayu ndooloo si fii dañu koy yëkkatee xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.